sànq bi ñuy waxuma jigéen ji nga xam ne tey jëkkëram daf koy xam nga nekkuñu ci temu jëkkër joo xam ne waaw day méttital jabaram ba pare déedéet bëgg a ñëw soxla ko loolu bis buñ ci ñëwee nekk nu foofu góor ñi li ñu war a dégg ñoom dinañ ko dégg waaw mais man fi may waxee mooy tey jigéen ji nga xam ne tey jëkkëram la mu ko war a defal lépp mi ngi koy defal waaw takk la teg li ci kër gi waaw mais yaa ngi xañ sa jëkkër sa bopp wallahi est-ce que xam nga am na ci jigéen bi comme damay leeral daal man comme jigéen maanaam jigéen ji def safaan ji laa wax man du ngeen ma bàyyi ma leeral waaye yéen man mën naa leen a bàyyi ngeen leeral non jigéen leeral leen non jigéen ji nga xam ne dafay def safaan laa wax xam nga am na góor yoo xam dañuy méttiteel seen jabar xañ leen seen àq loolu ma ne bis bu ñu ci ñëwee ba jigéen ji war a bañal borom këram loolu dinañ ko leeral mais ñi ngi ci thème bi ci jigéen ñi parfois da ngay gis koo xam day xañ jëkkëram ay àqam ci thème boobu la ñu nekk parce que ñun tam wax dëgg yàlla nekkul tey la ñu mën sa toog di waxtaan thème bi moo laaj pour ñu leeral ko mais suñu waree dugg ci leneen dañ ciy dugg parce que ñu ngi ci est-ce que mën nga leen bëggandoo ñoom ñëpp à la fois très bien pour tontu internet bi laaj ba xam mën nañu def si thème bi on est dans le thème mais day am ay brèche ay bunt gis nga Sophie bis boo ñëwee ci point boobu ci góor ñi lu góor ñi war a dégg dañ ko dégg mais vraiment thème bi lañ ñu laaj gis nga thème bi ñun ñu koy def ndax jigéen ñoo xam dañ naan ah mais Seyda jigéen ñi rek ngeen di kii mais parfois am na ay thème góor yu fi jaar gis nga jigéen ji nga xam ne jëkkëram dafa takk ñaareel exemple wala mu takk ñetteel ñaareel bi ñu takkal la ñetteel wala ñetteel bi ñu takkal la ñeenteel nga téye sa bopp am na waaw mais am na fi ay awa yoo xam tey seen jëkkër amuñu jaamu ci ñoom baara xam nga yaa ngi wax sànq jabaru faj mer gis nga en général góor biy jóg di faj mer kooku xolam moo metti kooku xolam moo tàng kooku dafa am lu muy dund ci këram jàpp na ni tey il faut que mu am beneen soxna pour mu mën ko régler problème boobu léegi nag foofu la muy am problème ñu ne ah jabaru faj mer kat du baax xam nga lu tax du baax xam nga lu tax du baax tas na këram xam nga lu tax jabaru faj mer du baax ñaareel bi su ñëwee déglu aaw bi day bon comme aaw bi day bon kon am na ñaari jabar yoo xam ne aaw ak ñaareel lañu xeex rayante la ñu dëkke seen borom kër bi ma ko waxee ba ñu war a régler problème bi mu ne ma dafa bëgg a tàkk ma ne ko boo takkee bu ko indi ci kër gi boo takkee beral ko ñuy xam ne yow yaa nga ca leneen mais bis boo ko indee ci kër gi dañ ko yàq li ñuy njëkk a def mooy boo fexe ba boole ko ci seen clan bi ñoom ñu bokk nag nekk nag yow di la buggal lu mais loolu am na fii mais góor bi fuddu xolam naqari ci yuñ koy def ci kër yu metti tey ndeysaan am na ci góor yoo xam manqué wuñ dara dafa mel ni ñoom sax ñoo gën a sonn ñi nga xam dañoo matle gis nga góor yi matle wul yi en général sonnuñu mais gis nga ñi nga xam dañu matle am na ñoo xam dañu sonn sa fii xoolal guddi sa soxna nga war a ñëw dal ci moom war a noppalu mu sol tubay joo xam ne dafa seere defal la yëngal la ba nga yëngu te ku ci nekk xam nga noo yëngale sa borom kër yëngal la ba nga yëngu xoolal tëdd wala gannaaw nga fanaane di tër ñu ko bët set mu téye boppam waaw mu téye boppam est-ce que loolu neex na mu dund loolu xoolal wuy ma Sophie su weer bi deewee Sophie wuy ma waxuma la dam mais ba xoj la ba nga kii xaj na si de dama mais papa loolu jar na ko soxla nga dem yëngal ma ba wuy ma Sophie ma ni Sophie mais est-ce que jigéen boobu def loolu jëkkëram di ko def bu mu yàgg su jubóog moom yenn saa yi weer bi mooy dee fin du mois mu xam day neex mu jubóo ak moom tuuti bu weer bi soriwaat ci xolam mu takkaan diggam mais ke kooku bu demee ba sentir ni moom mii la mu waroon jot ay àq ci soxnaam jotu ko te du xeex du xuloo am na gàcce am na loo xam bugg koo def nit ñi mais kooku dem buy takki jabar en général xol bu tàng lay takkee jabar léegi yaa Seyda maa ngi ñëwaat ci yow Père ak Prospère léegi dañuy may ma dem ci Sophie ak Bara d'accord après ma ñëwaat ci yéen ñu jël téléspectateurs yi d'accord ay ci Sophie yaa Seyda dafa laal point bu am importance mooy góor yi nga xam ne amuñu jàmm seen biir kër ba tax ñuy génn mais ni ñu leen di dégloo di leen nangul li ñuy wax ci polygamie les bienfaits de la polygamie ni ñu leen di dégloo ci polygamie ni mu nekkee loo xam ne dañ ko autoriser le góor noonu la tamit amee ay doomu aadama yoo xam ne monogamie moo leen arrangé Safia on est dans une société nekkuñu ci loo xam ne muy man Sophie damay obligé nit ñi wala ñuy wax comme si par exemple les gens dañoo bañ polygamie bañuñu polygamie dañu poser question ñu ne ndax mën nga aimer ay nit plusieurs fois dinaa répété wu 5 secondes avant may avancer mani la déedéet parce que gën a beeg ñàkk yamale bi ci mbëggeel bi mën na indi sax je réponds ci cadre polygamie lii nga xam ne moom la ñuy gis généralement ci kër gi papa nga poser question bu am importance ndax ñun ñëpp am nañ doomu baay
ma ni la waaw ba xam sax ay doomu aadama yu am doomu baay. papa ma lay laaj ndax yow tegoo sa bët ba waykat yi di ko way ay njaboot yu bari yu yàqu te ay mbiru ay wujjante moo ko yàq yow Fall. avant may ñëw ci contexte. teg nga ci sa bët. pourtant nitu démb nga. léegi li nga xamante ni moo graaw mooy contexte bi am na auditeur bu génn wax lu am solo. ci wàllu stress bi ñu nekk di dund jamono ji. ci wàllu gënatle bi nga xam ne balaa sax balaa polygamie sax même les couples monogames nit day génn wàlli yaani ba xolam sedd di ñëwaat fekk si jabaram dinaa ci ñëwaat contexte social bi nga xam ne ñi ngi koy dund instant yi nii est-ce que mën nañuy waxu polygamie est-ce que tey mën nañu taxaw di wax que ne am na doomu aadama yoo xamante ni ils sont bien dans leur ménage ma ni la waaw ñu dem ba ci biir ma ni la xamal tamit ne y a des polygames yoo xam ne ñoom ñoo ko waxal sax seen bopp mérité wu ñu nekk polygame ci ni ñuy doxalee ak seeni soxna. papa nan ngay may ma avancer tuuti après vous pourrez poser vos questions. ci ngor damay wax maa gën a tuuti ci plateau mais je réfléchis en même temps. ci ngor rek. nga war a nga mën a takk soxna. mu am gànt. Alaaji Baara wala mu feebar. nga war a mën a taxaw man je parle de la vie rek. en général logiquement nga war ko taxawu moom namu la taxawoo peut-être boo feebaree nga xam ne moom bu demee ba am 30 ans adduna du neex ba mu amati borom kër ba ne yow âge bi nga toll mën nga fasaat soxna wala noo mënti toll mën nga takk soxna dugal sa kër ci différence d'âge yow nga war a mën a taxawu ko ba mu wér mais nga bañ a takk soxna parce que soit day gànt wala dara diggante jigéen buy gis mbaax wala bu dul gis mbaax même dans les couples monogames bu jigéen di gis mbaax doo am accès ci sa jabar te da nga koy muñ parce que yàlla moo ne mënoo séq ak moom muy gis mbaax muy juróomi fan wala ñetti fan wala juróom-ñaari fan donc l'aspect sexuel pour man ne compte pas du tout ci biir couple ñii dañuy mën a retenir ñii mënuñu retenir bu ma demee plus loin recommandé dafa am obligé am autorisé am ma wax ko ci wolof parce que parfois tubaab yi ñuy làkk sax moo tax ñu ñuy def ay tubaab yu ñuul ak yooyu autorisé mooy yàlla nangul na la obligé mooy yàlla dafa ne dangaa war a recommandé mooy yàlla dafa digal donc il faudra tamit bu ñuy wax ak nit ñi ci diine ñu ne la yàlla dafa ne parfois ñu discuter ma dal ci autorisé ñu wax ma dégg lu recommandé ñu waxaat ma dégg obligé il faut tamit ñuy leeral nit ñi que ne la polygamie c'est un choix comme les autres yàlla forcé wu ko kenn mu ne la wante soo nekkee polygame lii ak lii moo la warte dangaa war a yamale c'est ça le débat du nga taxaw obligé nit ñu nekk polygame mënuñoo wax ba yàlla forcé góor pour mu takk ñeenti jabar mënuñoo wax ba yàlla forcé góor pour mu takk benn jabar ku ne la nga mën fi sa doole toll fi sa xol toll ak fi la sa xel toll la suñu borom ne nga def ñu ñëwaat encore ci contexte bi papa dëgg la ne jigéen yi bëgg nañ sëy ban jigéen moo bëggul sëy tout le monde veut se marier mais ku nekk ak choix bi nga bëgg sànq danga ma wax ma ni la papa kooku bu ma takkee comme deuxième femme du am jabar parce que si sama benke ñenke ci sama jooy sama jëkkër ci bëgg nekk ak sama jëkkër tous les jours dinaa ko sonal kon bu boobaa mu def erreur dem takk koo xamante ni tey dafa ñëw dugg si tas këram équilibre laa wax mbir mi du nga am plusieurs femmes wala nga am benn femme mbir mi mooy nga mën a am njaboot bu barkeel et une famille équilibrée et pour que ta famille soit équilibrée il faut nga am temps wu yar sa njaboot papa il faut nga am temps wu xam sa soxna il faut nga am temps wu xool ni ngay def ma gën a xuusaat encore ci polygamie ci wàllu ñi nga xamante ni dañuy abandonné ak négligé ñaata yoon nga gis yow papa ji góor bu takk deuxième wala troisième femme këram takk wala mu takk deuxième wala troisième femme aawam dem te aawam def na fa 30 ans mbaa 20 ans mbaa 10 ans bi dara dul dara ñoom ñaar nan la ñuy woowee loolu négligence bi deuxième femme ñëw ki weenam fraîchon bi nga koy takk weenam sëgg na butitu njurukaayam presque sax walbatiku na négligence ñëw te loolu noonu yépp papa yàlla nanguwu ko du ma nangu tey ku ne ma yàlla nangu na ko du ma nangu suba ku ma ne yàlla nangu na ko parce que yàlla nanguwu ko Dieu n'aime pas l'injustice te yàlla musul injuste am na jigéen boo xam ne dama lay jox benn du ma ci xuus parce que sama âge permettre ma sax may dugg ci yenn domaines yi carrément mais papa jigéen nee na dafa am problème mu kanam infection ba mu ko amee borom këram dafa ne ko yow gisatuma set ci yow ba ñu am ci problème ci wàllu kanam ba mu demee gisi ji sage-femme dafa ne ko ci ban famille ngeen ne mu ne ko famille polygame mu ne ko ñoom ñépp ñu dem xool ji seen wàllu wér-gu-yaram seen kanam damay joxe exemple mooy ne ba ci même boo demee bay takk ñeenti soxna wala dara y a d'autres obligations qui viennent derrière mënuñu toog fii di def comme si
ay polygamie ay les familles sont parfaites muy monogame bi muy polygame bi y a des situations qui sont déplorables ay doomu baay ñi ngi fi duñu xoolante te ci seen sëyuñu yaay la woon ci seen papa ni mu gënatlee woon seen yaay la woon ci gënatle bi day feeñ ci jigéen yi ba ñëw ci doom yi am na ku ko laal sànq. am na fa ay doomu baay yu bëggante. ankañ man samay doom baay dama leen bëgg ba duma gis waxuma loolu ñooñu wax ngeen ko ba pare waaw doo leen ma may ma développé loolu wax ngeen ko ba pare ba ne ñuy tuddanteeg doom waaw non papa wallaay bañaluma te leen ko dama ne dama leen a nangul li ngeen wax doomu baay niñ fi nekkee di bëggante niñ fi nekkee di tuddante te man am naa ay doomi baay bëgg leen na ma ne noonu la ay doomi baay dul laalante may leen ma waxuma ne ñëpp la bokk dama ne ndax lan ci gënatle bi ba ci gënatle bi ci njaboot bi gisoo leen loolu yéen waaw d'accord jàllal soo merci je passe tonton Bara ñëwal ci li Sophie yàlla na ci yàlla def ñuy dégloonte aussi parce que dànkaafu nit ki yàq ay waxam itam baaxul day yàq débat bi rek Sénégal ñi ngi def ñeenti jabar ni ko l'islam bëggee mais aada lañ koy defee aada ndax du ñu del matuwaay yi ci war dog koo def mbaa buñ ko defee ba pare nu ma neexee laa koy defee waaye du doon lislaam bu dee weeru koor dañuy jaxase jigéen ñi góor ñi ci conférence yi di jëw di rambaaj di waaba jiba di taxawaalu di defi àq ba koor gi jeex bu dee màkka jigéen góor ku mënul faatixa day jël 2 millions 3 millions ne day dem màkka par force parce que aada la fi culture lañ ko def. ah soo mënul faatixa wala dem màkka. dëgg ma la wax. nga ne tuddee lu mu wax mu ne boo xam soo mënul faatixa doo dem màkka. dafa am ñoo xam ne. dañ koy def parce que culture la. bu mënul faatixa lu muy wuti màkk. dañuy mais looloo xew Sénégal. bu mënul faatixa sax doo julli. waaw dafa nank parce que c'est une condition sine qua non ci julli. wala nga leb mani xoolal négocier lépp ba mu des faatixa bu mënul faatixa looy wuti màkk. ah kon ku mënul war a dem màkk. déedéet ku mënul faatixa wala dem màkk. wala nga leb tontu ku mënul faatixa war a dem màkk. loo fay wut. prospère. parce que doo julli. prospère. bu ngeen ci duggee rek yàq li may wax. allez-y Bara maa ngi jégalu. wala nga leb sax billet màkka bi leb boo xam ne bii est-ce que da nga ko fay donte mën ngaa leb fay ëllëg mu nekk lu dagan. waaye da nga dem daal màkka parce que culture la. tabaski nga def ko farata te sunna la dana ci yëngal sa sëy ba sax jaral na la tas mbaa nga leb ci xar jéem a matale bu tabaski rombee dootoo lekk dootoo naan ndax fay bor. ponk yëpp mën naa la wax ni ñu koy doxale fii noo xam ne dara du ci lislaam aada la culture la mais bi nu intéressé muy ñaari jabar ñetti jabar ba ñeenti jabar nga jël yow aawo mu safaanu daanu nga danu ne la jiw bu baax da nga koy ji ci tool bu baax da ngay xool jabar ji bala nga koo takk soo ko xoolee ba mu baax nga takk ko yàpp aucune raison que muy takk tubayam ne dooma jege yàpp aucune raison que mu naan la duma la toggal duma la yekkal di la bëmax ay bool yu sedd ak di indi fitna ndax bu ko defee fa nga ko jële am na fa ndey am na fa bàyyi am nay nijaay te foroo ko ci mbedd bi da nga koo jële da nga ko war a jële doom ju baax it dana ca juddu ndax jiw bu baax lan wax tool bu baax da ngay am gàncax gu baax gàncaxuk sën rapidement mu ne nii nekk njëmb bu gudd aku baara sëq waaye ñaari fan mu ne kamaj mënoo cee am dara kon na nga xool d'abord ki ngay jël am nga jenn jabar ju baax jenn ju baax prospère bu ma la yanoon 1 milliard muy peser presque 200 kilos nga ne am naa benn milliard man la yóbbul nga wax man la kaay ma yan la ci 2 milliards wala 3 do rayuma la am nga benn bu baax rek da ngay wuti beneen bu baax wutiwaat beneen bu baax au nom de quoi am nga benn bu baax téye ko defar ko defarul yow ku góor ki mi ngi ëpp importance ci yow ku góor ki waaye li nu teg jigéen ñi forcer leen ko di leen ko imposer jigéen ñi xel mi gàtte la ween wi gàtte la xel mi ay code yoo xam ne góor ñee ko inventé pour soumettre leen ñu dem ci soumission di leen raamal di leen toroxlul di leen indil fitna fexe nañ ba jigéen mënatu la sax jur ku baax ndax dañuy jël ku keneen koo xam ne ki yow mérité wul sax ñëw sëyandoog ñoom ñu andi ko mu perturber seen sëy yow xam nga histoire
yaayu Lat Joor bi mu demee Jolof sëy yaayu Lat Joor Jóob Ngoone Latiir Faal bi mu demee Jolof sëy dafa woo baayam déedéet Alburi yaayu Lat Joor laa la wax waxuma la yaayu Lat Joor waxuma la déglul yaayu Lat Joor Ngoone Latiir dafa sëy woon Jolof sëyam bu njëkk waaw moo kan dafa dem sëyi ne baayam damaa dikk fii ñu di ma làkki kalaado di ma soxlu damaa bëgg nga jëlee ma fi yóbbu ma ñu jox ko saa xewar ñu ne kan ko jox mu ne bu ma sëyoon ci law bi sax danaa ci am maalaw jigéen da nga koy dugal fu mu mën a sëy bu rafet may ko chance mu jéem a liggéey léegi nag da ngay gis koo xam ne mi ngi liggéey ñu dem andil ko nag keneen koo xam ne ñëw dikk lu soxlu ko sëyam bu njëkk mi ngi ko sëy ak ma kodd yaa ni baru kodd fa moom la sëy voilà daal di am Birima Ngoone Latiir jeex na ma kodd dëkkul foofu d'accord tonton Bara ma kodd Birima Maawa Ngoone Fall moo ko jur waa dama ni dem na sëyam bu njëkk demul Jolof ba tey dem na sëyam Jolof sëy na bu Amadou Yàlla moo fa dem sëy na bu xam naa loolu xam naa ko man Louga laa dëkk te xam naa ci dara waaye dama ni la am Alburi Biram Penda ñeem papa bàyyi tonton Bara mu yeggale ci kii wala après ngeen waxtaan ci histoire loolu bis boo ci amee émission nga woo ma donc loolu noonu jigéen day taxaw ne man lii laa bëgg damay dem sëyi kër diw danaa fa jur ponkal damay dem sëyi kër diw danaa fa jur ngand waaye bu fekkee ne yëf yaa ngay dem ñu bëgg koo soxlu bëgg koo indi li problème danaan déedéet du may dem defi neneen pour mën a am jàmm ji nga xam ne ji man moom laa yéene sama bopp yéene ko sama jëkkër mais góor ñi seen bopp ñooy lëjal ci toppandoo lëjal ci daraja lëjal ba takkal seen jabar wujjuwun ko ruloon takkal te defarun ko sa aawo am na nooy def sa aawo doo wuti ñaareel ku nam mu ñaareel nag ba dem wuti ñaareel wala ñetteel wala ñeenteel boo ko joxoon fukki itam mën naa am du doyle ca moom la non man nan laa nekk féministe damay tooñ bu jigee ci gémmiñu góor moom xëy na boobu féministe nga wala lan la kii lan la soo mani xoolal man su ma ko mënee sama soxnaa ngi may dégg su ma ko mënee danaa takk ñaar ba ñett ba ñeent su ma ko mënee waaye gis nga su ma ko mënul du ma ko forcer du ma ko imposer du ma ko def parce que wóoyeey déedéet dama koy teg ci yoon sama jabar ni ma bëgg mu mel ko dana ko mel bu bëggee ñu dëkk dana ma bëgg samay dana ma bëgg sama njaboot nekkal sama yaay ak samay doom tegu ci li ma bëgg loolu noonu lay def. d'accord merci tonton Bara pros. merci beaucoup tonton Bara moom d'accord ma ak moom parce que mënuma d'accord ci ne boo neexee boo ma yeboon benn milliard boo ma yeboon ñaari milliard maa ngi lay sonal yaa ngi may sonal. da nga koy yanu de. maa ngi ñëw Bara. di ko jang-jangee. mënunoo wax a wax ba ñaar yu baax du ñu gën benn bu baax. ñaari tànk ñaari bët ñaari nopp ñaari tuñ ñaari loxo lépp ñaar la lépp ci doomu aadama garab yépp ñaar la bu ci benn patal seet wala nga tëx benn nopp léegi tu es dérangé mais li ma bëgg a wax rek mooy comme ni Safia wax sànq parce que seruy waxtaan bi mi ngi nekk ci ne am nga benn am nga ñaar am nga ñett am nga ñeent est-ce que mën ngeen la ne bëggandoo may revenir ci encore waaw. vu que mbëggeel moo lal mariage. merci. parce que Sophie dafa wax sànq tous les méfaits de la polygamie ba wax stress. insiste si. waaw seen naw lay jigéen yi stressé ndax ñàkk jëkkër nag. wallaahi ndeysaan aka ñoo jar a bàyyi xel. nu ngeen leen di def. aka ñoo jar a bàyyi xel. seen mbokki jigéen yi stressé yéen. ndax ñàkk jëkkër. ba bu ñu demee sax si docteur ñu ne la ko diw nga ne naam ñu ne dara jotu la boo doon am jëkkër di bàyyi jàmbat bi. am na ñuy entré sax hôpital. waaw nga gis leen ñu commencé sofe seen tuñ yi xar. góor ñi lu toll ngi taxaw amul sofe waaw góor ñi lu toll lu yàgg loolu noonu. jigéen bu yéexee sëy boo xoolee jàkk yaram bi rek xam ne kii dafa yéex a sëy. te mënul mooy yàlla. góor ñi da ngay dem ci docteur da ngay dem ci médecin mu diagnostiqué la ne la dara jotul la yéex a sëy la rek waaw seen mbokk jigéen ñi yéen yi yéex a sëy yéen stressé wu ak ndax yéex a sëy nu ngeen leen di def dégg naa borom xam-xam yi naan sëy ci ara seen horloge jotagul non dafal ndànk doucement maanaam seen waxtu moo jotagul seen waxtu bu jotee rek ñu tànn loolu waxi trian la loolu kon lu seen waxtu di jotee ma foog ne sëy ñu ngi koy takk ci aras non doucement wala yaa say daal non doucement sëy do ca aras horloge bi bu jotee rek dana sëy bu warul sëy Sophie
boo gëmoon ne sëy ña ngi koy takk sa aras. doone mon mari et moi. dama ne moo ma gënal waxuma ne fa laay mujj. exactement su ma ne mon mari et moi te yàlla dogal mon mari sa femme et moi du ma jaas. non damaa nangu dogal nag du la jaas du la jaas mais ni ma la gisee ni ma la déggee dinaa ko yërëm lool su amee midi cinq nga disjoncté bu amee midi cinq nga dem sa waaw mais loolu la yàlla dogal très bien may wax ne ñàkk bëgg googu mun seede yàlla mënul ñàkk bañ a nekk ndax wax naa fi keroog ne lu jigéen doy waar kii ñëw di la labat si pour deuxième femme pour bëgg la yow deuxième femme su la leeree na amul cofeel bu jóge ci moom ñëw ci yow doo ko sëyal yow doo ci dugg yow muy jigéen ça c'est le minimum diw ak may labat xam naa ne am na soxna mais su ma gisul mbëggeel ci moom parce que nag dañuy wax ne comment dirais-je jëmbat xaw ma dénkaane fu ko wóolu nit mënul ñëw di la labat ba ngeen toll ci war a dugg ci néegu sëy sentiro benn yoon ne kii may labat bëgg na ma nga ne tey ma sëyal ko c'est valable li mu valable ci deuxième femme bi noonu la valable ci la troisième femme mu valable ci la troisième femme et ci la quatrième kon kay nga mën a jàpp ne ñoom ñeenti ñëpp ku ci nekk nga jàpp ne nga jàpp ne ñoom ñeenti ñëpp ku ci nekk bëgg nga ko à ta manière bëgg nga ko à ta manière encore une fois foofu laay insister tarxis nga nag jeng nga non jéng teel nag ñett ñooñu am na koo xam ne buy ñëw ngay dem jéng teel tu prends des risques non le risque zéro n'existe nulle part moo tax it jéng rek am benn jabar sa risque la comme tu dis non ci jéng waaw jéng non jéng teel na moi je suis encore damay appesantir sur la notion de bëgg damay wax ne mën na nekk ndax ñoom ñeent ñooñu kenn bokk seeg sa morom jikko ku ci nekk nag am na loo ko bëggee moom li c'est une question boo tëddee da ngay xalaat nit ki nga bëgg bu dee 4 personnes nga bëggandoo nooy leen da nga leen di xalaatandoo mais absolument pourquoi pas ku nekk di ko may tuuti xalaat mais pourquoi yaa Seyda ne ku nekk da nga koy may tuuti xalaat léeg-léeg ñu nekk xarit léeg-léeg ñu nekk xarit ne ko kumba damay essayer comprendre rek loolu defal bi day wax c'est-à-dire non léeg-léeg ñu nekk xarit boo tëddee di xalaat kumba awa bi day jàll ñaareel bi jàll ñetteel bi jàll dama la laaj benn affaire di xalaat rek ndeysaan gisuloo ku bëgg nit ñu sëy pendant 30 ans comme ni nga wax tas jot tàkkalikoo jot ñu tàkkalikoo ñu dem mu jàpp yëdd ba jeex keneen ñëw taxaw ne dama laa bëgg bëggoo ko yow te pourtant il y a 3 mois kii nga bëggoon waaw jigéen moom day miin rek am jigéen moom day miin du bëgg est-ce que dégg nga sama question mën nga ko bañ a bëgg maa ngi ñëw day miin du bëgg c'est encore beaucoup plus grave mais pros borom 30 ans bi jëkkëram dafa ne ko daa war a yor ñaareelam détail boobu laa fàtte bëggeel ngeen xamul da ngay def 30 ans ngeen sëy bëggagu leen ba léegi yéen a xamante ngeen depuis 15 ans 16 ans 17 ans def 30 ans ngeen tas janvier février mars avril sëy na jeex ba mu neex mais keneen ñëw taxaw waaw nga d'accord ne yow bëggante ngeen yéen ñaar nga dugg nga dugg yaa Seyda mën na ko et pourtant il y a 3 mois non c'est-à-dire dama la bëgg wax ne la dañuy wax ne te loolu di ngeen ma ko nangul le cœur a ses raisons que la raison même ignore ñàkk raison boobu mooy waral ñeenti yi kër boobu ñeenti yooyu muy ignoré noonu mooy waral ñeenti yooyu am ñeenti soxna ku ne nga bëgg ko ak à sa manière parce que ku si nekk am na nu mu bëgg nga bëggee ko bëggoo ci kenn sa bopp nga bëgg non mais si bëggoo ci kenn bëgg nga boo xiifee lekk fii boo bëggee solu fee boo bëggee naan mais gis nga bëgg moom boo xasee ba bëgg yàlla na nga bëgg nit parce que da ngay gumba tëx lu loolu nga dem ci restaurant yi bu doon bëggee kenn ngay lekkee fii kon nga wër restaurant Dakar yëpp sauf que liñ fi lim yëpp ne moom mooy indi nit takk jabar dégguma ci bëgg ay ngolaago la nga takk laa fi dégg bëgg laa wax nga xool mu xees mu ñuul yooyu laa fi dégg mais parce que Sophie encore une fois nit ku nekk am na loo ko bëggee mais am loo ko bëggee wala loo ko bëggal waaye bëgg Prospère am loo ko bëgg dans l'ensemble bëgg benn rek ngay bëgg bi moo ñëwaat ci début bi ci introduction bi waaw maanaam nit ku nekk da nga koy xool am loo bëgg ci moom absolument Sophie moom moo ne le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas donc le cœur da ngay bëgg nit ñu ne la lu tax nga bëgg ko nga ne wallaay xaw ma lu tax c'est ça le vrai kooku du ñaareel kooku du ñaareel du ñetteel lu tax dama ne ki ñu lay laaj yaa Seyda lu tax nga bëgg ko lu tax nga bëgg ko kooku du ñaareel du ñetteel li tax bëggee la Prospère ki xees boo ko bëggee ngir dafa xees
boo ñuulee bu bronzé woo ba ñuul nga ba ko borom yi alal booy bëggee nit ndax condition bu fa nekkatul da nga koy bàyyi. ayca ñu bàyyi pros daaneel ñu ñëw ci père ma jël téléphone bi. c'est-à-dire nekkul condition boo xam ne looy duut baaraam la. ok loolu laa lay expliquer encore une fois. ok nekkul condition looy duut baaraam. dama la bëgg parce que da nga takk ay lunettes. bu lu di tojee dootuma la bëgg. mën na ne vraiment. non c'est pas ça mais dama bëgg wax encore une fois ma conviction. c'est-à-dire yéen ni ngeen amee conviction. que ne parce que loolu effectivement moo leen arrangé quoi. góor kenn rek lay bëgg. xool kenn lay bëgg. mais noonu lay amee conviction que nekk am ñeenti jabar. ñeenti soxna pour nekk non waaw non yaa Seyda. li mu yow goûter partagé ngay wax yaa Seyda nee na kenn la ciy bëgg mais soxna yi dañ koy nangul ki mu bëgg. non. bëgg yow nag goûter partagé kii pas goûter partagé. non du kenn la ciy bëgg. dëgg la kenn la ciy gën a bëgg. ok mais la notion de bëgg. bu ko jëkkee de du ñaareel. yaa ngi may dégg. bu jëkkee bëgg. waaw maa ngi ñëw Baye Bara. d'accord superlatif de supériorité. ñu ngi ci éméré quoi. Baara bëgg dina bañ. kii la gën a bëgg. daa ci ma jaaxal. Baara bëgg dina bëgg du bañ. maa ngi ñëw am na ñu mu bëgg. Baara bëgg dina bañ. waaye bëgg gi du bañ. dégg nga Baara moom dafay mere. waaw bëgg du bañ day mere. léegi gën a bëgg du bañ. influence ci gën Baara bëgg day bañ de. day mer tong boo di moom kontaan. léegi may leen ma jox kàddu gi papa parce que depuis sànq mi ngi ñuy déglu. papa waaw. ay ci papa guux na. tey de lay déglu sax macha allah. ci mooy sam papa. yaa Seyda. naan papa. tànn nga ci biir ay waxam bu baax. mu ne sooy takk. na nga tànn ku baax. ndax tànnee ku baax jiw bu baax def ko ci tool bu baax. waaye gàncaxu xaw ma sën. wax a wax ba philosophie ba génnee. waaw dégg nga loolu mu wax loolu. maa ko dégg. mooy yaa Seyda gisoo ko tànn ba am ca yaakaar indi ko nekk ci mbugal. du soit sens la. lan moo tax mu ne loo muus bëri di ko bàkkoo naan sa goro gën laa muus. waaw moom mi xam jikkooy doomam. dëxëñ ko lem ko indi ko yót la. nax la ko am da ngaa fàtte taas woowu. loo muus. loo muus. sa goro gën laa sa goro gën laa muus. moom mi xam jikkooy doomam boole ko dëxëñ jox la. wallaay. wala da ngaa fàtte loolu. dëgg la. papa yu wayoon na ko fi sax. nga dem ba ci biir te tànneef googa ngay tànn ñett ñoo gën a gaaw a yàqu ci këru àdduna. ndax waaw. mooy. ba kërug sëriñ nga dugg ci kërug sëriñ xanaa xamoo sëriñ bi dina tànn ba tànn loo xam ne da koy indi fekk musibaam la te muy soxnaam te ab sëriñ la te xam nga ne kenn du ma sa dégg ci këru àdduna jàppal sëriñ bi jàppal soxna si. sëñ ba baax. waaw dafa war a baax. góor ga rek. yaa may dégg. góor rek. mu nekk ci mbugal ñu ne ñett ñoo mën a yàqu ci kërug sëriñ ñett ñii doomam soxnaam bëkk néegam. te bu ñu yàqoo rek mu yàqu. góor rek. ndeysaan. ñoo gën a gaaw a yàqu ci kërug sëriñ ndax doon jege sëriñ bi ba yab koo yaba yab ba ñeme koo ñeme ba sax su dee ab bëkk néeg ñeme ne sàcc alalam su fekkee soxnaam la ñeme na koy def ab safaan su fekkee doomam la ñeme na koo yab te fekk waru koo laal. loo miin yëpp ko. dëgg la. loo miin yëpp ko dëgg la. te soxna da koy def. sëriñ bi léeg-léeg mu nekk ci mbugal te fekk jigéen na ko koy teg mu di ko mii ko waale te mu biir yàlla ni kii wàlli wu kamal la. wallaay ndeysaan. ndax wàlli wu deesu ca dëkk da lay dikkal. nga dëgg defaat. nga taxaw naan ma na nga tànn taxuta am de am na ay sëriñ su baax di tànn ba yaakaar ne lanu tànn ñooma ñu ñëw ñu teg leen fitna ak mbugal waaye doon ca yàqu mais du yàqu ku góor la rek li ma la wax rek. waaw baax na waaw góor gi rek mooy mbir mi. waaw baax na waaw jigéen waaw baax na waaw. gis nga mbir waaw mi góor gay mbir mi. ba du muy jigéen sotti gi ku góor ki la rek. ubbil ma foofu nga téléphone wax yi. sëriñ bi la. yow fa léegi ubbil yeneen téléphone suba la. waa négal. nee nga tey laay déglu mooy baaxal waaw nee nga tey laay déglu. te yow tey nga ma mës a gis. 628 89 90 ubbil ma téléphone téléspectateur ubbil asalaamaaleykum. waxal yàlla rek. sëñ bi noo def. ah Safia na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax yow noo def. man la Malal Seck Paris laay wootee yow nag fu ñu ma dàqee. oui gis-gis moo ma dàqalu. kenn du la dàq incha allah kenn du la dàq. ndax dañuy xëy suba mais bu ñu tëdd te dégluwuñ ko. bon Safia. waaw ma gaaw rek balaa may yàgg ci ligne bi. allez-y. waaw bon c'est-à-dire que polygamie bu baaxoon. kenn du ko def débat tey. dëgg la. polygamie bu baaxoon kenn du ko def débat. Sophie Gueye yow lay waxal. naam. tu es d'une différence et d'une pertinence terrible. bu la kenn dindi ci loo ci lii nga nekk. dégg la prospère mu la ciy génne jéem a génne un homme une femme ndax yaa Seyda nee na
dina am koo ci gën a bëgg. mais koo gën a bëgg ki kooku mérité wu ñaareel. ndeysaan. Prospère moom nee bon on peut aimer autrement. mais man pour man c'est pas valable pour entre tes deux femmes. C'est valable entre ta mère, tes sœurs et ta femme. On aime autrement sa mère et sa femme. Et non, sa mère, entre sa mère et sa femme, c'est autrement. Mais entre deux femmes, tu dois les aimer de la même façon. Pa Bara tey moom bravo. tey moom ñoo ànd. Père Mangone moom lu dul maa ngi koy ziar. du ma ko contredire mukk Allah ila yow mi dit abada maa ngi koy ziar rek jërëjëf te bëgg naa aussi def benn proposition rek ngir yàlla ñun dañoo réer bëgg nañu def benn émission boo xam ne religion et culture ba ñu xam lu religion laajte ak lu culture laajte ndax ñun miis ñu mel na man ñi dañoo réer Père Mangone nag yow moom yaay sama mu ngoog voilà moo tax yow loo wax daal loolu la yow moom dama dugg ci wax ci sax aywa jërëjëf Sophia dinañ xool naka la ñuy def rek même avant émission boobu ñu def fi thème boo xam ne dañuy teg religion ak culture parce que yaa Seyda wax na sànq ne religion ba mu ñëwee dafa fekk peut-être culture mu bàyyi fi yu rafet mu bàyyi ko noonu mais am na yoo xam ne amaana déjjati ko wala am na yoo xam ne sa conscience sax du la ko may pour nga def ko côté culture donc dinañ ci ñëwaat incha allah dinañ ko def thème boo xam ne dinañ ko waxtaane 88 628 89 90 salaamaaleykum